Jamoji info point net, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bi nga xam ne moo di Jamoji info point net. salaamaaleykum mbokki internet yu Jamoji info ñu ngi am mbégte ak bànneex di leen dalal ci seen émission avertir nekk émission bu ñuy dalal ay kàngam ci wàllu gu ne ci wàllu doxalin lu ci mel ni culture politique religion ak wàllu doxalin ci jamono tey nag ñu am benn invité bu spécial waaw mu nekk ku ñuy wax monsieur Abdourahmane Diallo nekk un enseignant de formation mais jiite yi tamit mouvement wu nous ndax moo nekk coordonnateur bu mouvement nous donc ñu ngi leen di nuyu di leen wax ngeen abonné bu baax ci chaîne bi di dalal suñu xarit bi Abdourahmane salaamaaleykum Abdourahmane. waaleykum salaam wa rahmatullah Moustapha. ñu ngi am mbégte ak contenté ci nangu gi ñu nga nangul ñu jàkkaarloog yow ci suñu numéro bu njëkk ci suñu émission bii di avertir. waaw yàlla dafa dogal yow sama mbokk nga sama xarit nga te tamit xarañte ak mandute gi ngay doxal ci sa biir yi li ngay def kon war nañu mën a permettre loolu ñu soxla rek incha allahu rabbi donte ne dañ ci waroon yëgal suñuy kilifa ndax ko am kilifa du gàgganti ko ci mbedd waaye yow dinañ tëb suñuy kilifa rek. ñëw fas yéene waxtaan ak yow ci question yi nga xam ne moom ngay laaj sunu kéemtalaay kàttan ci yar ak teggin daal. ku am kilifa du gàgganti ko ci mbedd di wax ju wér est-ce que mën nga wax mbokki internet yu Jamoji info kan mooy Abdourahmane Diallo. waaw Abdourahmane Diallo doomu Médina la juddoo fa yaroo fa màggee fa jàngee fa yàlla defal ko lakka sadraka ba tey mu def. concours dans l'enseignement ñëw dans le milieu yàlla dogal mu ciy nekk di ci évoluer kookoy Abdourahmane Diallo mais en même temps aussi di bokk ci milieu tout ce qui est culturel social politique pour la bonne marche de notre commune la Médina yàlla dogal nag ñu jiite benn mouvement boo xam ne ñoo koy coordonné muy nouvelle orientation unitaire du Sénégal. waaw comme ni nga ko waxee rek jiite benn nekk coordonnateur benn mouvement bu tudd nous leeral nga nous lan la donc bala ñuy jëm ci li nga xam ni mooy mouvement boobu noonu dañuy njëkkee ci wàllu njànget ci dëkk bi ci côté bi nga nekk ci enseignant Abdourahmane lan moo waral tey problème yi nga xamante ni école bi moom lay jànganteel lan mooy problème bi. waaw problème bi jikko la Moustapha problème bi yëpp. jikko la parce que dis-moi quelle jeunesse tu as je te dirai l'avenir de ton peuple mais tamit wax bu dofee nopp ya koy dégg war a wér te feccum liir nag bu neexee nday jaa jàpp ca mbagg ya kon nag fu mu toll nii société bi mooy liir bi nday ji mooy gouvernement bi état en tant que tel pour ne pas personnifier la chose. waaw loolu am na solo waaye bala ñoo jëm sax ci état ndax am nañ ay questions relatives yu dem ci wàllu état ak yéen waaye dañuy laaj rek ban njàngat nga am ci li nga xamante ni mooy élèves yi dóor seen professeur parce que dañu gis ci jamono yi ñaari élèves dóor nañ seen ay professeur ba jot leen a gaañ ak fan lañ toll ci loolu ndax am na suivi. waaw Moustapha triangle bi la ñu raté dafa waroon doon triangle équilatéral ñu xalaat ne dana doon isocèle. mais mu dul doon isocèle doon triangle quelconque parce que bu rectangle woon sax dina am fu mu taxawee waaw xam naa ne déggin bi mooy triangle équilatéral bi ñett la mooy société ñiy gàng société bi ñi nga xam ne ñoom la ñu yóbbu ci école yi muy les enseignants mais tamit aussi les élèves kon équilibre bi nga xam équité bi nga xam ne moo fa waroon am bu ratee rek day am fu muy faayee ci benn côté sur le côté des enseignants da ci am faay sur le côté des élèves da ci am faay mais société tamit day seetaan parce que moom moo waroon doon libre arbitre. bi am na solo macha allah dañuy sax def beneen question relance parce que dañu gis ndax professeurs yi ñoo amatul personnalité bi wala aussi élèves yi ñoo waratul liñ leen jàng ñu mën koo jariñoo ba xam ni école tamit beneen famille la mooy seen seconde famille professeurs yi seen second parent la donc lan moo waral jafe-jafe yooyu ba élève war a mën a jóg di dóor professeur. waaw mais boo xoolee tey dafa am problème bi nga xam ne mooy problème majeur problème d'âge la Moustapha
professeurs yi ak seeni élèves presque la ñuy magantee du bari parce que yàlla dafa dogal autant dañ la daan yóbbu ci daara am nuñ la waajalee balaa ngay ñëw dans la fonction publique âge bi ngay jot balaa ngay jot ci say élèves dañ daw léegi à l'âge de 5 ans rek ñu dugal la école yàlla bu defee muy ubbeeku nga dem taxaw tey war a yor élèves yoo xam ne capacité moderne lañ amoon ma traditionnelle nga autant pour moi bu ñu ñëwee fekkante ak yow boo moytul dañ lay diir mbagg mais tamit dafa am loo xam ne yaa ngi koy respecter sur le plan de la pédagogie mooy il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la flexibilité mooy nga maslaa ba ñu masala la mais tamit nga bañ a maslaa ba ñu masale la dafa am loo xam ne da ngay gàtt ba kenn du la jéggi mais tamit da ngay njool ba ku la bëgg a jot ak lu mu bëgg a aji jëpp ci yow pour mën a jot ci loolu kon responsabilité globale la léegi nag élève bi dañ ko war a conscientiser à la maison waaw dañ ko war a conscientiser à la maison mais tamit aussi élève bi bu ñu ko conscientiser à la maison dafa am ñoo xam ne ñoo ëpp responsabilité ci loolu mooy entre relation horizontale bi wala relation verticale bi entre les élèves ñu mën ko bàyyi xel daal loolu tamit daf ci am solo loolu. jërëjëf Abdourahmane ci ni ñuy déggee donc ci sa wax mooy que ni ki nga xam ni mooy enseignant bi nga xam ni mooy accueillir élève bi dafa war a nekk comme way-juru élève bi ni way-jur bi di comporter ak élève bi ni way-jur bi di comporter woo ak doomam ci kër gi noonu la professeur bi di war a comporter woo aussi ak élève bi waaye élève bi tamit dafa war a xam ni dafa sàkku si xam-xam waaye tamit dafa ñëw pour yaru si te yar ki ko koy def mooy ki nga xamante ni mooy professeur bi di parent ñu ngi rafetlu loolu am na solo torop waaye ñu amaat beneen question par rapport ak loolu dañu bëggoon xam léegi naka la ñuy mën a doxalin ban doxalin la ñu mën a def ba nga xamante ni de tel problème dootul am ci milieu scolaire boobu noonu ban jàngat. waaw doxalin bi boo xoolee tey entre parenthèse nga baal ma rek ma nuyu sunu leader yi nga xam ne ñoo nekk ci syndicat yi. parce que wax dëgg yàlla man dama adhéré benn syndicat di fa verser sama cotisation muy le CELS authentique de passage may nuyu le secrétaire général frère Abdou Fati foofu laa bokk tey jii dafa am foo xam ne fa la société toll Moustapha société nag fi mu toll mooy il faut que ñu toog waxtaane ko mu doon des discussions sincères boo xam ne soubassement bi la vérité lay doon mais tant que loolu amul dañuy dem di naxante jeu cache-cache la ñuy doon wala jeu yooyu te boobu baaxul kon syndicalistes yi ma leen di lancer un appel nañuy déglu la base mais la base aussi nañ doon une base boo xam ne day rationnelle mais base rationnelle boobu tamit nañoo delluwaat la question aux syndicalistes ñu remonter ko ci sunuy autorité ñoom tamit ñu xam ne ils étaient des enseignants des élèves comme nous ñu jéem a trouver une solution idéale pour la bonne marche de l'école sénégalaise. jërëjëf Abdourahmane da nga goxi sama lanc ndax bëggoon naa xam ci ban syndicat nga bokk jërëjëf ci biir leeral gi nga indil ñu ko waaye ñu seetlu yi tamit revendication yi nga xam ni yéen da ngeen koy porter est-ce que loolu tamit nekk na revendication yoo xamante ni war nañ ko porter de manière parce que chaque jour am ngeen lu ngeen di wax état bi est-ce que tamit jotul ngeen jël sacrifice yu bëree bëri teg ko xam ni njaboot gi seen njaboot la tamit Abdourahmane. waaw Moustapha tant qu'il y a des améliorations il y aura des revendications waaw tant qu'il y a des améliorations il y aura des revendications Moustapha tey yaa ngi dégg ñu naan la ce n'est rien yaa ngi dégg ñu naan la tey électricité bi dafa yokku Moustapha tey yaa ngi dégg ñu naan la diwlin yokku na Moustapha tey yaa ngi dégg encore ce n'est pas pour jeter des bisbilles à l'endroit de ceux qui nous dirigent mais nañ def attention kon ñooñu noonu li ñuy jëndi ñun ci sunuy maigre salaire lañ koy def di ko defaat ci biir société dañuy fay impôt dañuy fay taxe dañuy jënd ci biir boutique bi di fay impôt di fay taxe mais cela ne veut sans doute pas dire que nous devons confisquer l'avenir des enfants waaw kon ku nekk rek li ma la wax rek il faut que ñu trouver wu ci point de rencontre bi mooy tant que ñu ngi ci système boobu noonu bu ñu amee point de rencontre rek solution mën na am. solution mën naa am ci noonu la ñuy jaaree di nuyuwaat suñu mbokku internet yu jàmm ji info di leen wax ni ngeen daw abonné ci seen site jàmm ji info di ngeen fa am waxtaan yu bare bari ci wàllu wu nekk ci wàllu culture ci wàllu caada ci wàllu cosaan bii nag moo nekkoon suñu premier numéro comme naa dañuy jaare foofu rek jàll ci coordonnateur mouvement nu bi nga doon waaw loolu
nu mu amee nu mu dikkee ak lan moo la dugal ci doon dugg ci coordination ba nekk fa benn coordonnateur. boo xoolee tey Moustapha dañu nekk ci àdduna boo xam ne da ngay yëngu mais bul doon yëngu ceeb mais da ngay yëngu xorom. yëngu ceeb yëngu xorom. loolu doy na waar. loolu noo koy mën a jàngatalee ñu mel ne man. waaw xam nga ceeb ba boo jëlee cëfi xorom la muy tuuti boo ko jëlee mu war a safal rek boo ko ci defee mu am njariñ mais ceeb tant que bariwul biir yee ko war a sekk duñu suur te xorom bu baree togg ba yàqu kon da ngay am njariñu xorom ci biir ceeb moo taxoon depuis 2012 ñu yëngu horizon 2017 di yëngu coordination des jeunes intellectuels de la Médina en 2005 ñuy yëngu di yëngu ba tey ñu am benn idéologie mooy il faut que le Sénégal s'unisse autour de l'essentiel il faut que le Sénégal toog ci benn bànqaas boo xam ne lii dal sous région bi bañ ñu dal parce que nag looy def wér da cee jiitu nga tal ko. Jàmm ji info point net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di Jàmm ji info point net.